loolu yaakaar nga ko. non yaakaar nga loolu. yaakaar naa est-ce que génération Mamadou Diop la ñooñu doon xeex est-ce que loolu gisaat nga ko fi yaakaar nga 2024 am na lu mën a arrêté président Sall bu bëggoon def. troisième mandat xam nga est-ce que gis nga lu ko mën a arrêté. xam nga. ni nga gisee opposition bi ni nga gisee syndicat yi ni nga gisee li nangam est-ce que yaakaar nga ni gis nga lu mën a arrêté président Sall bu bëggoon def un troisième mandat. xam nga Sénégalais ils sont très imprévisibles man Tunisie balaa révolution bi 6 mois avant dama fa visiter. moom jàngal lu bëri ci réew yi bi ma ko visité am benn Sénégal bi ma àndoon dafa ma naan fii ñëpp dëkk bu nit ñi ragalee woon noonu mosuma ko gis mosuñu manifester mais imaginez Tunisie li fa xewoon après. donc ñoom war nañu moytu yooyu. étincelle. ok buy mën a taal wala déclic. nañ ko moytu ñun amuñu kenn amu ci intérêt. donc nañu fàggandiku balaa vraiment ñoo lakkale parce que réew mi ñun ñëpp a ko bokk te ñun yéene nañu président de la République. vraiment mu génni par la grande porte. d'accord waaw jàpp nañu daal vraiment mën na jàpp xelam ni am nañu sénégalais yi am nañu confiance yi moom jox ko 12 ans fukki at ak ñaar ni mu guddee def la confiance te avant loolu mais Macky Sall nekk na fi ay premier nekk président assemblée nationale cër yooyu yëpp jox nañ ko mais na sant yàlla. d'accord dem defi ci leneen. bàyyi ñeneen essayer. monsieur Deme wax nga candidat nga ci mairie bu Thiès. nee nga sax déclaré nga ko depuis 8 mois mais élection yi xamaguloo kañ la ndax loolu itam du problème pour yow. élection yoo xam ni problème bu mag. déclaré nga ko alors que xamaguloo une date précise ci yooyu élection. problème bu mag la bu mag a mag la bu regrettable parce que gis nga Pam Ngagne problème boobu état bi daf ci am responsabilité ñun opposition bi ñu am ci responsabilité parce que gis nga ñun suñuy intérêt politique suñuy taxaw ñuy poser yenn actes yi. daf ñuy jaaxal parce que nguur bi pareeguloon nguur bi am na ay problème ci yenn villes yi surtout Dakar Thiès loolu indi dialogue beeg yooyu yëpp c'est pour légitimer loolu. ah bon waaw c'est pour un peu parce que en fait jafe-jafe yooyu trouvé wuñ ci solution ba tey. mais gis nga calendrier électoral suñ ko dul respecté ñuy jàpp ni élection locale élection yu amul solo la parce que man dama jàpp ni. man loolu perception boobu la nit ñi am suba ak jàmm dana indi fii loo xamante ni kenn souhaité wu ko gis nga. comme lan. non dama jàpp ni nguur gi comme opposition bi pare wuñu woon. pour les élections locales. ñu waroon def juin. 2019 gis nga bi ñu ko annoncé c'est au bout des lèvres la gars yi protesté waxuñu pratiquement protesté wuñu sax. parce que ñëpp la arrangé. ñëpp la arrangé woon. ok mais dafa am ci démocratie ay règles yoo xamante ni du jeu dafa sacré. mooy respect calendrier suñu nangoo ñu parce que dama leen ko wax opposition bi nee naa leen léegi ñun nangu nañu lii suba ak jàmm législative yi ñu dàq ko suñu dàqoon présidentielle yi lan la ñuy def du am même réaction donc règles yi nañ ko respecté benn yoon rek loolu moom mooy gis nga démocratie mën na metti ci. mais yow yaa ngi ci CRD yan acte ngeen ci teg. yaa ngi ci CRD mooy kuréel gi nga xam ni ñoom Thierno Alassane Sall ñoom Abdoul Mbaye ñoom Mamadou Lamine Diallo ñoom ñëpp ci lañ bokk. yan acte ngeen ci. waaw mais def nañ ci ay communiqué def nañu CRD def na communiqué fustigé loolu am na ci taxawaay mais opposition bi waroon na def benn front bu gën a dëgër boobu. vraiment parce que calendrier républicain c'est sacré. président amul benn loi bu koy permettre mu koy bañ a respecter. d'accord mais nag aussi def na ci waxtaan waxtaan na ak ñenn ci acteurs politiques yi même bu ci amul consensus total aussi am na ci consensus boo xam ni permettre na ko mu mën ko repousser loolu aussi lu bon mën nañ ko apprécier ci wàll boobu waxtaane na ko bu ñu ñëwee ci Thiès ki nga ni da nga fa nekk candidat est-ce que du xalaatuloo itam am fa revers am fa mbettaange parce que Thiès xam nga ni yombul xam nga ñi ngi koy xëccool est-ce que jàppaloo ni da nga dugg ci benn xeex boo xam ni da nga koy perte d'avance yaakaaruloo loolu. ñun mësuñu dugg ci benn xeex boo xam ne dañuy yaakaar ni dañ koy perte d'avance lépp lu ñuy dem dañ ciy dem ak engagement dem ci benn persévérance ànd ceeg nit ñi. waaw mais Thiès mairie de Thiès. aussi dem mairie de Thiès jommul woon ñi nga xamante ni nañu ko jëlee woon ci ñi fi nekk parce que démocratie noonu la mairie de Thiès am na ci ñu mu nekk depuis 17 ans
ñun d'abord lu tax. mais mu nekk ay acteurs politiques aussi. waaw ñu nekk ay acteurs politiques ñu xam leen. muy waa réew mi. parce que d'abord lu tax nit di am ambition Thiès ñun suñu gisoon ni mairie Thiès ñu téye ko ni ñu ko waree téye yaakaar naa ni duñu jàpp comme réew mi ni ñu ko war a téye. lan moo ci naqari dugg ci politique. ci téye bi quoi ci téye bi. ci téyin bi mooy véritablement. dañ ko yàqale. bon loolu ñoom seen question la ak ay question interne la mais man ci gestion bi laay wax ci gouvernance bi laay wax. parce que ñun Thiès fa la ñu dëkk fa la ñu xam fa la ñu juddoo yaroo fa màggee fa xam fa gis ni ñuy téye mairie yi ñu gis ni am na lu ci des. am na lu des parce que Thiès ville boo xamante ni ville d'histoire la côté économique côté politique côté social syndical beeg yépp. Thiès yaakaar naa ni képp ku fay romb ville boo xamante ni ñëpp a ko fay romb fépp fooy dem verdure bi garab yi nga doon gis garab xay yeeg yooyu identité Thiès la woon espace vert yi nga doon gis mais léegi Thiès suñu demee ba ay espace vert population yi dem di manifester ay espace vert yu ñu jël di ko jox à des privés pour ñu tabax ay kër jiite mairie yi foofu vraiment amuñu benn vision. parce que suñu demee ba espace de vie population yi amuñu ci mairie bi nga xamante moo waroon taxaw defar ko defaru ko ñun quartier Mbourtois bi ñu dëkk espace vert boobu population yi ñoo ñëw di cotiser ba defar ko teg ko suba ak jàmm ñu ñëw dindi lépp dindi banc public yi dindi garab yeeg yépp ñoo ne dañ koy jox en privé gisuma scandale bu gën a mag boobu. yooyu nag ñun. ñu ngi waxtaan waa Thiès depuis 8 mois bëgg construire ak ñoom ñun dañuy ànd ak waa Thiès construire un programme construire benn projet politique pour beneen gouvernance Thiès mérité nañu beneen gouvernance locale loolu nag dañuy ànd ak waa Thiès. ñu def ko ci côté transparence ci côté. espace vert montage financier. borom xaalis yaa ngi ciy boole montage financier léegi gis nga loolu. parce que yaa ngi ciy boole loolu aussi. non xam nga da nga laal question boo xamante ni question bu am solo la gis nga ñun politique. ah non dama dégg ngay wax rek te loolu boolewuloo ko ci te dafa capital aussi. ñun jàpp nañu dafa capital ci politique. capitalul ci politique naa la wax lu tax parce que ñun suñu beneen défi loolu bi ma nekkee candidat présidentiel bëggoon naa ko wane moom mooy Pape Ngagne Ndiaye gis nga. politique bi rupture yi dañ ko war a def depuis l'opposition fii rek la ñu gis une classe politique boo xamante ni ñëppay riche waaw moyens yi ñi nekk ci pouvoir bi parce que train de vie problème train de vie da nga koy gis même ci opposition bi. mais doo ma wax ni ma xanaa ay voiture ngay déplacé woo Thiès. non di nga jël oto di nga ko carburé yàlla xanaa di nga ci def essence au minimum. waaw mais déglul ma waxal la. attends donc da nga wax ay koppor parce que nit ñi dama la bëgg expliquer rek nit ñi ni ñu jàppee politique nii il faut nga am xaalis pour def ko. ay mais mënut a ñàkk. non loolu la ñu lay wax ni ñun loolu ci rupture yi ñu bëgg indi ci la bokk. ñun ba tey nii 8 mois ñu ngi dem di gis Thiès waay ñun suñu oto la ñu yore ñu nag ñu àndal am nañu suñu oto ku ne da ciy def carburant am ñu dem daje Thiès waay wax ak ñoom loolu kese la. ñu wax leen li ñuy wax ñëpp. ñu wax leen. ñu wax leen li ñuy wax ñëpp ku fa ñëw. la masse mooy yow la ñu faral yow la ñuy votel ñu wax leen li ñuy wax ñëpp. déedéet xam nga ñun dañuy wax nit ñi dëgg. waaw mais. dañuy ñëw di wax nit ñi. parce que xam nga Pape Ngagne Ndiaye ma waxal la benn mbir ci loolu lu am solo. damay bañ nga juum rek. damay bañ nga yeew ak mbetteel loolu laa lay bañal rek mais ñun waa bu fekkente ni da nga am benn défi pour bëgg a génne xaalis ci politique. waaw mais loolu laa ragal mu nekk sa déception totale mais am solo la. loolu mënuñu réussir rupture yi te amuñu ca defuñu loolu. d'accord gis nga Pape Ngagne Ndiaye dëgg la am na foo xamante ni soo fa doon ñëw nit ñi suñu la gisee suñu waxee ni homme politique fay ñëw am na ñoo xam dañu yaakaar ni xaalis da ko indi mais loolu ñun dindi nañ ko ñun amatul fenn fu ñuy dem ba nit ñi yaakaar benn dërëm te dañ lay wax ak ñoom dañuy wax ak ñoom dëgg. wax leen ni homme politique bii di ñëw ci yéen sénégalais la ñun bi ñuy liggéey ba léegi nii ñu ngi liggéey yàlla mu ngi ñuy suturaal mais homme politique yu yore ay milliards fan lañ koy jëlee
fan la ñuy jëlee milliards yi ñu yore di ko politiquer di ko jëndee ay oto yoo xamante ni 80 millions mais fu ñu ko mën a jëlee itam. waaw ci askan bi lañ koy def de. ñoom lañ koy joxaat ah. non mais dafa àndul. xam nga mais ñoom lañ koy joxaat de. mais gis nga Pape Ngagne Ndiaye. ñoom lañ koy joxaat ñu koy jël ñoom lañ koy joxaat ñu koy jël. am na rupture yoo xamante gis nga ñooñu mënoo leen wax loolu bañ dugg seen bopp. am politique yi war nañu mën a ñoom jéem a xool ñuy bàyyi xel askan wi ñuy représenté. ok man mënu ma ne damay représenté benn askan. ñu may gis man damay bëgg su ma nekkee fii président wala su ma nekkee maire wàññi train de vie de l'État def léegi laa ñu may gis may ñëw di seet ay nit ñoo xamante ni amuñu dara di yore oto 80 millions wala leneen soxlawuñu ko. gis nga ñun ni ñuy critiquer train de vie état bi train de vie muy jël di jël ay oto 80 millions 60 millions. 45 non loolu génn na ci moom loolu aussi gis nga disposition yi ci président jël. parc automobile bi gis nga côté loolu xanaa war nga ko mën a apprécier au-delà de au moins mu expliquer que bu kenn jëndati oto ba nouvel ordre mais xam nga loolu itam loolu au moins bul nihilis mën nga ko apprécier pour le président. man musuma nihiliste waaw mais loolu di nga ko apprécier. waaw mais musuma nihiliste xam nga nag Pape Ngagne Ndiaye nit du toog ba 8 ans. waaw dama jàpp ni président dafa ñëwoon ne gestion sobre et vertueuse loolu daf ko waroon commencer man gis nga bi mu ñëwee catastrophe bu gën a mag. daaw bi ma déggee muy naan ni moom ci boppam moo ko wax jël nañu 307 milliards jëndee ko ay oto mais ci laa ne ni mais donc foofu kaddu bu mu respecté wul la parce que su respecté woon kaddoom du ne Sénégal million nu mu fi amee solo war a mën a njëriñ nit ñi nekk ci kaw ga ñàkk ndox bu ñu naan ñàkk faju Thiès keroog lañ ma wan. ci biir ville Thiès ci biir ville Thiès aussi am na changement bu fekkee ni yaa ngi koy dem non déglu ma waxal la rek yaa nga fa courant bi mi ngi fa loolu itam am na ay jéego yoo xam ni au moins def nañ ko fa ñoom. ci biir ville Thiès quartier Grand Standing gis naa fa abri provisoire ci biir ville Thiès abri provisoire. waaw loolu moom c'est scandaleux. c'est scandaleux donc yooyu loolu moom c'est autre chose moom wax dëgg yàlla ay la gis nga abri provisoire yi président 6000 yi mu ko jëlee woon. ci biir Thiès nga ma wax de. ci biir te du sancaan yi du ci sancaan yi. ci biir ville Thiès man dama romb am ku ma ne abri provisoire parce que man ma ne non dama wàcc ma xool abri provisoire ci biir ville Thiès waaw léegi ñun loolu yëpp di am ñu gis président bi ñu nee woon gestion sobre et vertueuse mu jël 307 milliards man dama jàppee ni milliards vraiment nit ñi dañoo xamul ni mooy 100 millions jëndee ko ay oto ko ci gis administration bi soo gisee léegi oto AD oto 40 loolu scandale gënu ko mag. scandale gënu ko mag su fekkee ni nee nañu duñ ci dellu alxayrun danañuy mais du teree ni ñu wax ni que président sàmmul woon kàddam maintenant mieux vaut tard que jamais. waaw mais jàppuma ni parce que ñoom ni ñu jàppee man xam nga nguur teel mu nguur sax. bëgguma ko utiliser ni ñu jàppee jiite la pour ñoom jiite la il faut que ñu wan nit ñi nii il faut que ñuy nguuru. loolu lañ xam ci Afrique aussi loolu lañ xam ci Afrique. loolu nag dafa war a dañ loolu te gis nga suy dañ. waaw benn cohérence lay topp depuis l'opposition nit ñi am benn taxawaay ñu xamee leen ci benn dëgër bu ñu dëgër ci seeni principe ñu xamee leen benn identité ay nit ñoo xamante ni. man jàpp naa ni gis nga su élection yi suñu demee ba def élection yi municipales yi ba gagné ko incha allah gagné ville Thiès danañu wax nit ñi évaluer wax leen lan la ñu def ci suñu campagne dana jaaxal ñu bëri. parce que dañoo jàpp ni mënuñu nekk ci un pays pauvre ñuy jël yenn moyens yi di ko defee politique jël ay millions waxum ay milliards di ko defee. ay politique jàpp naa ni dafa manqué cohérence. d'accord te loolu ñun acteurs politiques yu bees yi war nañ ci gën a taxaw. jërëjëf waaw jërëjëf juge Hamidou Dème ma gërëm la bu baax di la wax ni bu fekkee am nga message boo xam ni bëgg nga ko jagleel askan wi ma bàyyi la nga passé leen ko. waaw maa ngi lay sant Pape Ngagne di la gërëm bu baax a baax. jërëjëf di sant bu baax téléspectateurs yi. di leen ne ñun. comme ni ñu ko waxee champ politique bi dañ cee dugg ngir changement nag yombul mais nag sénégalais yëpp war a changer ñun ñëpp a war a changer parfois dañuy ñëw nguur bi rek la ñuy wax mais am na yenn yi ci ñun la nekk. je pense que loolu tamit homme politique yi dañoo war a wax dëgg
naa lancé benn dernier message parce que parfois su may dem di def visite de proximité yi damay naan ni nit ñi nañuy bàyyi di wax ni surtout waa opposition ni xaalisu réew mi nguur gi suñu leen joxee xaalis jël leen lekk leen ko seen xaalis la man ni leen du seen xaalis bu ñu sàcc suñ ko sàccee ci ay sénégalais jël jox ko kenn du seen xaalis. xaalis boobu xaalis réew mi yépp la nañu am fulla ak fayda ñu mën a ñun tamit parce que dañuy jooytu foo dem nit ñee ngi jooytu gisuñu maire gisuñu ministre gisuñu dara nañu am fulla ak fayda su fekkee dañoo jël ay ñeet di ñu ko jox ñu bañ ko dem résolument vers le changement yaakaar naa ni beneen donne politique beneen offre politique mën na fi am nañu dëgër rek opposition bi aussi les nouveaux acteurs ñu dëgër constant cohérent yaakaar naa ni incha allah suñ ko defee dana am lu mu jur Sénégal yëpp gis ci seen bopp. jërëjëf Hamidou.